kon mbokk yi gannaaw ba leen nuyoo bi nga xam moo gën a sell ci nuyoo yi amati nañu mbégte gu rëy di dellu siwaat ci seen émission bii ñu naan jàkkaarloog askan wi jàkkaarloog askan wi kon ma koy faral di waxee émission la boo xam ne nii yéen askan wi yéen a ko tax a jóg dañuy sol suñuy dàll fekk leen ci seen biir gox wala sax ñu fekk leen seen biir barabu liggéeykaay dajale leen waxtaan ak yéen ci seen i jafeñ-jafeñ su ko defee ñu jéem a xool pexe ak yoon yi ñu war a mën a jaar ba jëm ci indi saafara tey jii nag seen émission jàkkaarloo askan wi dafa seqi ay jéegoom ñëw ci dëkk bu ñuy naan groupe Nabi wuy si wooteb collectif des habitants maanaam askan wi nga xam ne ñoo fi dëkk jënd fi ay kër mu nekk na aw askan woo xam ne nii jamono ji ñu ngi dund ay jafe-jafe te kenn tegu leen ko lu mooy benn promoteur boo xam ni dafa jël seen kër seen terrain tayle ko banque bi ñu naan banque atlantique di dëkk boo xam ne nii mën naa wax ne kër yi fi ne macha allah bakka ne na macha allah maanaam ay millions lañ ci investir ba tax na loolu doon loo xam ne daf leen a jur ay jàqare moom moo tax tey jii ñu woo ñu fi tey ñu fas yéene seq ak ñoom waxtaan moo tax ci plateau bi maa ngi fi nekk ki nga xam moom moo di imam Boubacar Fall moom mooy imam ratib bu dëkk bi imam ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk yi nga xam ñoo seetaan jamono ji alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu bokk jullit yëpp nekk ci émission bu tedd bu mag bii nga xamante ne ñëpp xam nañ ko te Seydina Omar Ba di ko piloté ci wal fajri ñuy ñaan yàlla may ko fanu gudd wànd ak wér defal ko mboolem jullitu yàlla yëpp suñu kàddu nag bu ñu ko déggee sabab bi ko waral mooy fii ñu dëkk ci cité groupe Nabi ci Tivaouane Peulh bokk ci département Tëngéej naqar ak jaaxle ci doxalinu dëkk bi ak ñi nga xamante ne ñooy kilifay dëkk bi ndax dëkk bu amee sous-préfet am préfet am gouverneur am ministre de l'intérieur ñooñu lépp lu dal njabootu dëkk ba war nañ caa taxawaay bu rafet bu dëggu boo xamante ne seen njaboot seen xel dana dal te seeni kilifa waaye ñun gisuñu benn kilifa. dinañ ci dellu soit imam par rapport ak kilifa yooyu le ba tey ci plateau bi maa ngi fi nekk ki nga xam moo di Issa Dione moom mooy président collectif bi Issa ñu bàyyi la nga nuyoo ko mbokk yi la seetaan jamono ji bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum askan wi asalaamaaleykum chers membres du collectif donc maa ngi nuyu Sénégal bi yëpp di nuyu la diaspora aussi di la sant aussi Seydina Omar di wax ni liggéey bi ngeen di def liggéeyu leen ko Sénégal kese mais da ngeen ko liggéeyal pratiquement tout le monde entier parce que foo nekk aussi am problème biir Sénégal nekk foo mënti nekk ci monde bi Seydina Omar dina la indil pratiquement problème yu am ci sa gox ba pare boo xoolee ci problème yooyu saafara yu bari fa lay jógee donc ñu ngi lay nuyu di la sant yow tamit di la gërëm di kontaan aussi ci ñëw bi nga ñëw fii nga xam ne ni mooy cité groupe Nabi nekk ci biir Tivaouane Peulh département de Rufisque. mbégte la suñu nga taxawal benn collectif du PECO collectif des habitants de la cité groupe Nabi ndax mën na ñoo xam collectif bi kañ ngeen ko taxawal ak lan moo leen motiver pour que ngeen taxawal ko. waaw Seydina Omar loolu dinañ ci kontaan bu baax a baax parce que ñun yàlla dafa def ni am na ñoo xam ne ni 2006 2007 2008 la ñu am seen kër fii am na ñoo xam ne ni sama genre gi 2016 2017 lañ fi ñëw donc yàlla def ni ñun ñëpp ku nekk jógee divers horizons donc yàlla def ni ñu daje fii waaye yàlla dafa boole xol yi aussi parce que ñi fi daje ñëpp pratiquement ay responsable lañu ay nit ñu baax lañu ay nit ñoo xam ne nit ñu ouvert lañu donc yàlla def ni ba 2019 ou bien fin 2018 si ni benn dëkkandoo bi nga xam ne ni moom tam daf fi commencé tabax mu indil ñu état de droit réel bu ñuy wax ni moo nekk ci titre foncier bi donc ba ñu demee xool état de droit réel bi ñu gis ni en 2018 dañu def benn charge boo xam ne ni ci groupe Nabi muy hypothèque ak prénotation ak yeneen charge yoo xam ne ci titre foncier groupe Nabi ñun xameewuñu ko woon parce que ñun ñëpp ba ñuy jënd dem nañu vérifier au niveau des domaines mais gisuñu fa la woon loolu mais ba kooku ñëwee indil ñu loolu jaaxal ñu
donc on s'est dit que ni comme ñun yàlla def na ne dëkk nañ fi ak dëkk ak suñuy njaboot ba pare. waa Banque Atlantique ñoo ko indil. non kenn ku dëkk ci koñ bi di tabax. moom moo am benn cousin buy liggéey Banque Atlantique moom moo ko jox loolu moom mu ñëw indil ñu ko c'est sur cette base là la ñu gisee ni ñun kat ñu ngi dëkk boobu ba léegi te yàlla def na ni boobu ba léegi ñu ngi nekk ci jàmm ñu ngi mais lii mosuñu koo yëg te groupe Naby la société en tant que telle mosuñu ci wax dara te ñun ba ñuy jënd aussi vérifier nañu au niveau des domaines gis ñu ci woon charge yooyu donc ñu ne nag lii nag mat naa dem vérifier waat ñu dem ñu gisaat ni effectivement ce sont ces charges là moom moo nekk ci titre bi ñu ne nag jot na ñu regrouper wu en un collectif donc nekk ci collectif boobu nag depuis 2019 nekk ci di ci liggéey di ci xeex di ci. lan mooy danger ci charge yooyu la. waaw xam nga buñ la nee hypothèque maanaam tayle la c'est-à-dire man damay dem ci banque ba man ma yor sama titre foncier dem ci banque ba ne leen léegi lebal leen ma tant de millions dama soxla tant de millions pour defar koñ bi donc ci biir tant de millions yooyu bu ñu ma ko joxee man ma tayle kër yi nga xam ne ni mooy titre foncier bi te titre foncier boobu yàlla dafa def ni jaaya naa ko ba pare bu ma ko jaayee ba pare seeni borom wàccoo na ak ñoom fu mu toll nii lan laa leen war a jox seen kayit pour ñu dem ci notaire pour ñu dem li jënd seen kayitu kër mais man kayit bi nga xam ne ni moom moo englobé titre foncier bi yëpp moom laa jël dem tayle ko banque ba léegi mu mel ni ñi ma jaayoon ñoom konteetuñu léegi man ak banque bi rek la donc léegi nag boo ma demee ba benn moment banque bi soxla xaalisam mu laaj ma ne man kat dama bëgg nga delloo ma sama xaalis mënu ma ko fay dafay entamer lu ñuy wax une procédure judiciaire ci biir procédure boobu nag bu ñu demee ba benn moment gis ni kii kat fayul banque bi normalement day def lu ñuy wax saisie waaw te bu ñuy def saisie bi aussi assiette foncière boobu nga xam ne moom la ñu tayle woon moom la ñuy njëkk saisir donc fu mu toll nii foofu la ñu toll. mais saisie mënu am d'autant plus que fii léegi am na ay kër yu jàmbur. yàlla dafa def ni loolu nag aussi. xanaa banque bi ñëwuñu pour s'enquérir situation dëkk bi. effectivement parce que hypothèque bi ba muy am ñun ñëpp pratiquement jënd nañ suñu kër ba dëkk ñenn ñi dëkk nañ ñenn ñi ñu ngi doon tabax te ba ñuy def hypothèque bi am na ñoo xam ne ni depuis 2010 ñu ngi fii. am na ñoo xam ne ni Sow mu ngi fi depuis 2007 defe naa bâtiment mu ngi fi te chaque week-end mu jaar fi donc am na boutique bi fële mu nekk tamit kooku depuis 2010 këram mu ngi fa taxaw donc am na ñoo xam ne ni depuis boobu ba léegi seen kër ñu ngi fi taxaw te boobu ba léegi gisuñu banque dégguñu banque man de en 2017 laa fi toxu si mais en 2019 non astafirullah 2020 laa door a gis banque bi di ñëw di laajte groupe Naby lan la fi am comme espace waxuñu comme bien comme espace en 2020 laa gis ñoo xam ne dañ fi ñëw ma laajte la ñu ne ñoom Banque Atlantique la ñu ñëw taxaw sama buntu kër ne groupe Naby di ma laaj ndax groupe Naby lan lañ fi am comme espace man leen li ma xam de mooy li fi nekk espace yu fi nekk yëpp seeni borom occupé nañ leen lii ma jàkkaarlool nii école la te école bi groupe Naby moomu ko ñu fi dëkk ñëpp a ko moom donc loolu daal wax dëgg fa yàlla noonu la situation bi demee. imam Boubacar Fall nga dëkk ci dëkk bi yàlla def xam nga imam daanaka moom mooy jëfante yu bari am na cheikh yu bari yoo xam ne daanaka sax ñoom collectif sax mën nañ ko bañ a xam te imam am xam ko situation bi bu mu amee yow en tant que imam ndax mën nañoo xam yan démarche ngeen ci def par rapport à ça. waaw démarche yi ñu ci def bari na ndax fexe ba mu bañ a doon lu nëbbu ci kenn ku dëkk ci cité bi. képp ku fi dëkk ci 1900 ñoo xam ne personnes yoo xam ne ñu ngi fi tabax dëkk fii kenn ku ne ñu xamal la ne am na lu xew li xew mooy hypothèque ci fii nga dëkk te bien yi nga am njaboot gi nga am amuñu feneen fu ñu yaakaar ndax da ngaa génn ci location rey sa bopp pour dugal sa njaboot ci barab loolu mooy effort bi njëkk a def ba ñu nekk en masse bokk même niveau ci information beneen bi ñu xëyee gis ci journal officiel ñu bind ci hypothèque bi wane ne sax ñu ngi pare pour jaay ko ñun ñëpp ñu ànd dem ca tribunalu commerce ca cité góor gi ñu daje fa ñun ñëpp ca buntu tribunal ba pour taxaw défendre suñuy intérêt ba ñu ko tuxalee foofu itam yóbbu ko tribunal régional ñun itam ñu taal suñuy oto ak ñi ñu àndal ñëpp fekk leen foofu kon ñu ngi def effort yu rëy pour sauvegarder rek suñu bien loo xamante ne nag titre foncier global la
TF 36 29 R Jaxaay ci jamonoy Abdoulaye Wade Macky Sall doon premier ministre tey mu doon président de la République signé ko loola wartaam benn litige boo xamante ne ku ñuy wax Tabouré Silla ak ñamu àndal nga xamante ne moom mooy DG groupe Nabi ñoom ñooy def njubadi googu te njubadi googu dañ koy xeex duñ ci dellu gannaaw moom anam moom sax moom ci boppam sax jaaru fi guddi la fii ñëw ak doomam Lamine yéen a koy gis moom Lamine ñu ngi koy gis Lamine mooy doomam moom Tabouré day bàyyi ba xaaju guddi mu dugg fi Lamine day bàyyi ba 18h 19h 20h mu dugg fi ñu ngi koy gis luñ fi def jubadi rek lañ fiy def defuñu fi leneen bëgg a jaay école yi bëgg a jaay jumaa ji espace yu jumaa ji indi nañ fi sax ay nit bërki démb ñu cité ay madame Ndiaye cité ñeneen man leen foofu man ñooñu xaw ma leen jumaa yi ñëpp la ñu fi dëkk kenn moomu ko kon kenn waru ko mën a dagg ci biir titre foncier global di ko attribuer keneen foofu fa la xiif yam ak mar boo xàmmeetul jumaa xàmmeetoo jàkk xàmmeetoo école publique dañoo gëlëm ñu bëgg ndax Macky Sall mi nga xam ne moo signé woon TF bi te yàlla dogal ba mu koy signé premier ministre à l'heure actuelle tey mu doon président de la République kooku moom mën na seede doy nañu seede Macky mooy suñu témoin ñun président Macky Sall mooy suñu témoin moom la ñuy waxal ne ko na wax ci réew mi njubadi gi fi ne suñu kër yi ku ko xool xam ne du këru ñaar téeméer du këru ñetti téeméer kon ku ko bëgg a toj da ngay jaaral ndaraani ci suñu kaw ba noppi xanaa soog koo toj fii amul égout te géej gaa ngi nii amul école ay terrain la am école amu fi te ñëpp amuñu doolee fay privé kon ñun loolu lañ leen di xaar marché bi jaay nañu ko amoon na terrain police kan moo ko jaay Tabouré Silla le DG maanaam daal dafa jàpp espace public di ko jaay rek par benn espace public yëpp jaay na ko ñun itam ñu ngi récupérer li ñu mën a récupérer parce que bu ñu jógee alors que yéen bu mu leen di jaay da ngeen gisoon plan baa ngi néeg ñun ba tey dafa leen proposé benn plan boo xam ne dafa amoon espace public lépp la am am na marché am na police am na ay école yooyu yëpp am na juma am na jàkk yëpp jaay na ko am na jardin public jaay na ko man maa xëy ak collectif bi wut suñuy maçon demaat ci site yëpp yore suñu plan bi mu nga xamante ne moom la ñu wanoon tax benn plan rek la du ñaar du ñett mooy plan initial bi quoi waaw lépp lu ñu mën a récupérer boo ñëwee léegi ci buntu kër Issa da nga fa fekk benn 400 mètres carrés boo xamante ne école la ñu bind ca def fa tableau wane ne fii école la bu ko kenn laal espace école waaw espace école la terrain nul la dara newu fa jardin public bi dara nekku fa ñun ñoo fa def benn tableau wane ne fii jardin public la fajar gu jot su ma jógee ci jumaa ji jiite maay wër site bi yëpp ku ma gis nga taxaw ma woo ñi nga xamante ne ñëpp ñu ngi ci sama numéro téléphone dëkk ci dëkk bi damaa xëy gis fi ku ñuy wax Sagna dëkku fi mu ne dañ ko nommé pour mu auditer groupe Nabi ma ne ko demal ca groupe Nabi waaye ñun koy nekkuñu Nabi ñun ay habitants lañu mu xëy ànd ku ñuy wax Baro mu ne France la jógee day auditer groupe Nabi man leen yéen ay sàcc ngeen lu ngeen fi moom ba di ko auditer kan ngeen di auditer ban personne ñun dañoo jënd kenn mayuñu defal ñu ay këyit li ñu bëgg kay mooy ñu jox ñu suñu titre foncier individuel ñun loolu la ñuy demandé ci notaire bi moom la ñuy demandé président de la République mais pas ay hypothèque bi ma dégg ne mu ngi toll ci 200 millions wala 277 millions alors que fii boo duggee ci dëkk bi da ngay gis ay kër yoo xam ne daanaka léegi seen njëg rek dépassé na loolu quoi waaw Seydina waaw loolu dafay montrer rek une mauvaise foi de la Banque Atlantique donc dafay montrer que ni la Banque Atlantique dafa jógul pour def lu jub parce que 277 millions yow bu fekkee ni sax amaana amal nañ la ko parce que ñun amaluñu banque bi dara loolu dañu bëgg mu leer ci kanamu banque bi ñun amaluñu banque bi dara te banque bi boo xoolee ba ñuy def hypothèque bi waxuñu groupe Nabi moo leen amel hypothèque bi dañ ne xéewalu Nabi te ñun GIE xéewalu Nabi jaay ñun groupe Nabi moo ñu jaay. kon xéewalu Nabi ak groupe Nabi ñoo bokk benn propriétaire. bon loolu moom je ne saurais vous répondre sur ça parce que aussi tamit comme ñun dañuy liggéey ci benn fànn aussi da ngay wax loo xam ne moo la wóor. waaw donc mënuma répondre ci loolu mais li ma leer ba leer banque bi hypothèque am xéewalu Nabi lañ ci bind. les GIE xéewalu Nabi moom moo hypothéqué banque bi te ñun groupe Nabi moo ñu jaay. banque bi nag bu fekkee ni xéewalu Nabi. mais banque buy dem ba hypothèque je pense espace lay hypothèque mais pas ay kër je pense. waaw c'est-à-dire moo tax ma ne njubadi bu imaam wax sànq dafa bëri ci affaire bi
muy groupe Nabi comme le Taboulé Silla bi imam di wax muy Lamine Silla muy madame Touré c'est le groupe Nabi dans son ensemble njubadi moom moo leen jiital ñoom ñëpp a yem donc bu fekkoon ni tey dañuy hypothéquer mu leer na la ni madame Touré Taboulé Silla ñoom ñëpp mu leer na leen ni fu mu toll nii groupe Nabi dañu war a hypothéquer te fu mu toll nii titre bi jaay nañ ko ay nit ñoom dañu waroon man bu fekkoon ni man la ma bañ a engagé sama responsable damay démissionné ak bàyyi société boobu mais du ma démissionné joxe sama part si société bi ba pare nekkaat ci biir société bi donc am na loo xam ne ni ça c'est xam nañu lu xew quoi waaw si benn année nga démissionné bàyyi joxe sa part ba pare nekkaat ci biir société bi di def la na kii am na lu xew muy Taboulé Silla ak madame Touré ñoom ñëpp a yam donc ñoom ñëpp a yam c'est le groupe Nabi dans son ensemble ñoom ñooñu sonal te sonal boobu aussi la banque aussi tamit moom si njubadi ñooñu la jaar moom tamit nekk ku jubadi parce que banque bi tam dañ koy teg loxo dañ koy jam tuuma moom tam dafa jubadi parce que bu jubadi lu woon 277 millions doo si jéem a jaay valeur 50 milliards 277 millions mais xanaa koo boo wowoon waa koñ bi sax ne leen man de da ngeen ma amel nañ jéem a waxtaan mu gën a rafet sax. ñu cotiser jox la quoi. waaw te loolu sax ñun dañ ko dul def dañu dul cotiser di joxe amee lu ñu banque atlantique xéewalu Nabi moo ko amel GIE xéewalu Nabi ñun na dem xool GIE xéewalu Nabi fu mu nekk ñun nag groupe Nabi la ñu xam. est-ce que si diggante bi yéen créé ngeen genre espèce de négociation ak banque bi pour ngeen toog waxtaan. waaw jéem a xool problème nag ngeen koy régler à l'amiable quoi au lieu muy ñuy utiliser ay force. waaw c'est-à-dire aussi ñun boo xoolee aussi dañu organiser jóguñu rek jëm ci télé yeeg plateau yi di wax déedéet nous avons un avocat et un avocat respectueux et respectable muy maître Demba Ciré Bathily donc mu ngi ci dossier bi boobu ba léegi depuis 2019 ba léegi mu ngi ci dossier bi mais ba mu ñëwee di jéem a waxtaan ak banque bi dafa fekk dossier hypothèque bi avancé ba mu nekk ci règlement préventif bu ñu waxee règlement préventif nag mooy maanaam dañuy liquidation la jëm te liquidation bu ñu koy wax groupe Nabi ci boppam bu ñuy wax ni njubadi moo leen motiver ñoom ñoo proposé wu ne ñoom mënatuñu fay ñoom dañu bëgg a liquider société bi liquider société pour ñoom ñu dem toog seen ruq di lekk seen xaalis bu ñu encaissé léegi ñun ñu bàyyi ñoog liquidateur yàlla def na ni liquidateur bañ ñu booleel nag aussi bon ñu koy nuyu de passage muy Kalidou Sow di expert comptable moom si kayit dañ ko newoon fii ay niche fi nekk ay kër fi nekk ay terrain fi nekk ay terrain vide fi nekk ay niche moom moo doxal boppam ba dugg si fii gis na ni fii kër yu nekk Almadi wutewuñu dara ak ñun namuñu waa Almadi bañ nañu ba fii Almadi 2 lañ ko tuddee am Nimzat Almadi lañ ko tuddee donc groupe Nabi Nimzat Almadi moo nekk ci kanam donc ñun tey fii la ñu yàlla sédd ñun nag moo tax ñun fii ñu def fi suñu kéemtalaay kàttan def fi lu ñu am ak lu ñu amul yëpp pour mën a nekk à l'aise ak suñuy famille waaw. Imam ndax mën nañoo xam yéen xeex bi ci fan la leen fas yéene yóbbu d'autant plus que da ngeen bu ma déggee wax ji dafa mel ni que ay ponkal ngeen fas yéene jàkkaar lool. waaw ñoom ay ponkal lañu waaye ñun itam ay ponkal lañu ndax ñun ñëpp nous sommes des sénégalais waaw ñun ñëpp ay sénégalais lañu te sénégalais bu nekk sa moroomu sénégalais nawle la ci yow te ñun suñu tànk ci njub rek lañ ko teg suñu ñaq lañu tuur joxe ko comme ni waa réew mi yëpp def ni këru président de la république Macky Sall légalé ca Mermoz suñu kër yi noonu la légalé fii ci groupe Nabi bu ñu tojut bu Macky Sall ba le président de la république tojuñu bosu keneen waruñoo ñëw di toj suñu bos parce que suñu bos ci lotissement bu leer ci règle yi nga xamante ne moom la administration di joxe yëpp respecté nañu ko tabax yi respecté nañu ko amul benn désordre bu war a tax ñoom ñu dikk toj ko ñoom kay lii manqué te ñun ñu yayoo ko muy suñu àq di suñu yelleef la ñuy xaar autorité yi dellu leen ko ak borom doole yi ñu delloo ñu ko parce que sànq yaa ngi tudd effectivement problème autorité yooyu la waaw parce que xam nga des fois gars yi dañuy faral di wax ne autorité yi des fois dañuy faral di seetaan waaw borom doole yi di fekk askan wi fu ñu toog ñu leen di nappaaje waaw sànq maa ngi dégg ngay interpellé ku ci mel ne préfet sous préfet ak ñoom seen xanaa ñoom dañu joué wul seen rôle joué wuñu seen rôle parce que dëkk bu amee sous préfet am préfet am ministre de l'intérieur
am gendarmerie am police ñuy toog di seetaan am ay délégué de quartier ñuy toog di seetaan lu jubadi ba nit ki tabax R+2 R+3 nga di ko toj foo nekkoon Descos fu mu nekkoon ma ne arrêt de Descos warta am interdiction de Descos moo war a am dañu war a interdit mais waruñoo def arrêt parce que foofu jubadi la te état la kon ñun état la ñuy joxoñ baaraam ne ko bul lem sa loxo tàllal ko dimbali say doom. waaw parce que moo duggee ci dëkk bi aussi gis naa fi ay kër yu bari dañ fa bind arrêt Descos. arrêt warut am. arrêt Descos quoi. parce que wax naa ko fi benn colonel mu ne ma man kat dañ maa jaayoon fële ginnaaw gu ñu jaay ma fee may bañ a ñàkk ma ne ko léegi da ngay bañ a ñàkk ñëw ci terrain boo xamante ne espace su école la nga tàmbali fi sa fondation kenn dajjiwu ko maa ko dajji maa jël marto toj ko colonel la. ma ne ko comme yow colonel nga. fu la neex na nga ma fa yóbbu bul yóbbu waa cité bi. mais dafa dellu gannaaw na ma wax nga ma dëgg imam ma ne ko yow sa grade colonel ngay dugg ci njubadi guñ lay yóbbu parce que am nga grade xanaa gisoo garatu yàlla bi wa annal quwwata lillahi jami'an kenn rek am force mooy yàlla ku dul yàlla ku nekk nag dañ la war a ko dëgg yàlla moom mooy kii dogal dëgg loolu la ñu bëgg état mu dimbali ñu ci site bii yi fi manqué dañ ko fi soxla est-ce que aussi jotul aussi ngeen yee ñi nga xam ñoo fiy jënd si aussi doo leen gis guddi la ñuy ñëw waaw mais ku lay jaay kër guddi xam nga ne kooku jubul guddi la ñuy ñëw xam nga tey ji boo demee bay dem di jëndi kër kooku naan la bàyyi ba guddi ma yóbbu la fa xam nga ne ko sax sa xel war laa may ne kii ku jublo quand même guddi la ñuy ñëw waaw timis kay ci guddi la bokk guddi la ñuy ñëw ñooñu illégalement la ñuy ñëw parce que guddi la ñuy ñëw mais ñi jënd bëccëg kay mooy ñun ñu jël suñu alal tabax ñun bëccëg la ñu jënd ñun bëccëg la ñu jënd groupe na bi boole ñëw see ay géomètre am ñu dikk war ñu suñuy kër fii la tàmbalee fii la yem samp borne yi ñu ñëw ci limite yooyu ci la ñu yem dépassé wuñu ko moo tax ñun ñu sañ a tabax ñii ñëpp gis nga ñi ñëpp a ngi fi ok fees na macha allah waa RTS état la wala du état état la am nañ fi ay kër waa impôt et domaine état la wala du état état la faamu impôt yi seen amical yi am nañ fi ay kër gouvernance état la wala du état am nañ fi ay kër président de la république ban ca boppam ña fay liggéeyee chiffreur yeeg ñëpp am nañ fi ay kër gouvernance am nañ fi ay kër diaspora am nañ fi ay kër enseignants yi ñëpp am nañ fi ay kër mën naa tudd sax ay ministres yoo xam ne par dimanche comme tey dama leen fi gis ñuy doxantu fii ci dëkk bi fii ci dëkk bi gaare seen 4x4 dimanche léegi 3 heures jot nga gis fi ay ministre ci boppam yu état Macky Sall maanaam espace bu bakkanee la daal waaw géej gi de ngi nii géej da ngay jàkkaarloo géej gi waaw géej gi de te ngi gars yi dañ jàpp ne moom wetu géej gi moom baa doon war faa dëkk quoi dañu jàpp ne taalibe yi waru ñëw féexlu ci géej gi léegi nag ñu bëgg menacer taalibe yi te taalibe yi li état bi bëgg la ñu bëgg waaw ay jërëjëf kon mbokk yi loolu moo nekkoon introduction kese ndem jàkkaarloog askan la ñuy wax léegi li ñuy def mooy jël kàddu gi delloo ko askan wi su ko defee ñu dellu si waat ci plateau bi liggéey leen te bàyyi coow li bàyyi xiiroo te bàyyi ngaayoo askan wi loolu la ñuy xaar ci yéen. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ñëpp di nuyu groupe Naby di nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu ñoom ñëpp fii nag dañuy wax bu am solo ndaxte titre foncier global 3629R bu leer nañ. Dans le cadre d'appui du plan Jaxaay maanaam jàppale ñi nga xamante ne ni ñooy liggéeykat yi de manière générale ñu am ay kër imam wax na ko léegi sànq mënoon naa si jaara sax cité waat ñi nga xamante ne nii am nañ fi ay kër enseignants yi des centaines et des centaines ñu ngi au Mody Guiro ñoo xam ne ñu ngi SNEL CNTS fa lañ affilié am nañ fi ay kër diaspora bi am nañ fi ay kër ñeneen nag en réalité c'est le Sénégal en miniature ñëpp am nañ fi ay kër problème bi nag damay laaj Sénégal ndax mën nañ jaay titre foncier boo xam ne da nga ko jaay ba pare ba travailleur jënd légalement ñii seen xaalis mu ngi jaar si ay banque am ay traces mu leer nañ léegi nga jël titre boobu bi nga ko jaay ba pare tabule si laa tay la ko banque mu ñu wax banque de l'Atlantique bu fekkee ne lii jàll na ma xam ne Sénégal amul yoon ñu ngi wax problème bi def nañ ay communication bi mooy énième communication à travers les médias diaspora bi
am na ñu nekk Italie am na ñu nekk États-Unis am na ñu nekk fépp fu Sénégal nekk nañ fi am ñoo xamante ñu ngi ci biti fépp ci àdduna bi am nañ fi ay kër ñu ngi wax nag président de la République moom moo signé titre bi quand il était premier ministre kon titre foncier bu leer bi bu leere nii yaakaar naa ne amul lu ko gën a leer ñu ngi wax mu taxaw si juridiquement nag maître Demba Ciré Bathily demoon na ba gisee ki nga xamante ne mooy syndic mu wax ñu leer nañu fi dinañ def ba mu nekk titre foncier indi ku nekk jot sa kër yi nga xamante ne ñoo occupé illégalement ñu xool nan la ñuy doxalee ak ñoom tax na ñu bëri dédommagé nañ leen mënoon nañ citer sax fii won leen papier bi nga xamante ne dédommagé nañ leen à hauteur de 127 millions ñooñu ñoo wëlbatiku waat di jaayaat avec la complicité du fils de Sylla ay Sagna ñoom ñëpp dugal na ñoo xamante ne ni lépp luy jaxasoo site bi ñoom ñoo ko def lépp lu leer ci site bi ñun ñii les habitants ñun ñoo ko def courant bi ngay gis par le biais de bonne volonté ñoo xam ay autorités ñu jàppale ba courant bi kii école yeex juma lépp ñu ngi tabax pour mu nekk un site modèle nekk site boo xamante ne macha allah te loolu sax moo fi am lépp da ngay xam ne fii dañ ko tracé nekkul anarchie nekkul dara fële nga xamante ne terrain jàmbur lañ occupé anarchiquement foofu lañ doon dox pour ñu xool nan lañ koy defaree bu ko defee ku nekk mën a jot sa terrain mais Banque Atlantique ñu ngi leen di wax ne li ngeen di wax li ngeen du def ça ne passera pas bàyyi leen seen tappale yi bàyyi leen ko c'est le dernier avertissement nag ñu ngi leen di jox parce que yàgg ngeen def mu am ay procès yi ngeen doon def on était au courant de rien maître wax na ko sànq yëguñu ko woon mais bu ñu toogoon ci procès yooyu kon di ngeen xam ne di ngeen arrière juste bu xamee dina xam ne li arnaque la mais kii waroon a teew défendre son bien kan la c'est Taboulé Sylla teewul mooy escroc bu mag bi teewul bu ko def juste bu àttee day gis ne kat dañoo ameel banque bi ñii ñi ngi waroon a teewuñu mu jox banque bi faveur loolu la woon mais nag banque nag na xam ne fii du ay terrain inhabité communiqué mensongère bi nga xamante ne def na ko ça ne passe pas lire nañ lépp banque day def ak njub bu ko defee nag nit ñi xam ne banque bi ñu ngi si ak njub mais lii 200 gis naa fi ay kër yoo xamante ne ëpp na 350 millions ay immeuble 3 étages ba 4 étages yow 200 et quel nga bëgg a tere nit ñi nelaw chaque fois sa communique nga un terrain 6 lii du terrain c'est un site habité juma dañ ko fiy julli dañ ko fiy julli lépp ñu ngi kaa fiy julli c'est un site habité on demande à la Banque de l'Atlantique d'arrêter ñu ngi koy wax mu arrêter état bi nag jog si autorités yi jog si muy ay Mody Guiro ak ñeneen ñu xam ne des travailleurs légalement lañ gagné seen xel à la sueur de leur front dañoo ñax gagné seen xaalis kon nañ ci jog mbir mi du sax yàgg mbir mi ñu régler ko syndic bi ñu may ko doole ndaxte mu am na ñu si taxaw pour régler ko loolu lañ mujjoon a am Banque Atlantique génnewaat beneen communiqué duñuy torturer duñ ko nangu nag assez on en a assez nag duñ ko nangu wallahi duñ ko nangu. wane vraiment sunu naqar ak sunu jaaxle ci li nga xamante ni mu ngi xew ci fii ñu naan cité groupe Nabi parce que dama yaakaar ni su le président Abdoulaye Wade amee générosité jël ay hectares jox ko benn nit ne ko organiser nit ñi pour ñu am dëkkuwaay ci anam bu yomb temps yooyu le président Macky Sall moo nekkoon premier ministre am ay signature am ñoo nekk ci papier yi kooku dem ba benn jamono mu dugg ak génn fekk jaay na site bi ba pare ba nit ñi dugal seen xaalis mu war leen jox seen kayit jox leen seen kayit di leen wiccew mbaaloo ëlbatiku comme la mu jaay ba pare jaay na ko ba pare mu demaat ca banque ba lijjanti fa lijjanti xaalis ba hypothèque loolu indi ñu tey jafe-jafe yi loolu dañ koy taxaw di ko dénoncer di xamal nit ñi ne du dëgg du yoon ñu ëlbatiku ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo am compétence su régler lépp lu nga xamante ni dafa jëm ci wàllu suuf muy litige ak yooyu ñu waaye waa Descos ñu ngi ñaan le colonel Sabouri mu dimbale ñu parce que am na ci yoo xamante ni bu demee tey ba situation bi toll fii dañ leen naan soit am nañ ci benn part de responsabilité bi parce que man mënuma jël nekk un citoyen ñëw jënd légalement que la jëndul légalement même su fekkente ni sax dafa jënd légalement maag moom ñu ngi xëccoo ñu bàyyi ko muy liggéey bay dem di kii man ma nekk di tolaan loolu muy contentieux bu amee dañ koy arrêté ba juge bi nga xamante ni moom moo war a joxe dëgg ka am dëgg jël këram liggéey ka amul dëgg dem dabu ji xaalisam loolu mooy yoon
ñu wax ne barki Dembo Ndiaye aussi am nañu fi ñëw fekk jumaa jële ñu indi benn projet teg naan madame Ndiaye ay dugg na fi kërëb madame Ndiaye toogal sa kër nga toogal sa waa kër seen ceebu jën bàyyi suuf si ngay dugg di labaj moom ak Ousseynou Jarbato Abel école ba sama booru sœur bi ñëw nañ fa tout récemment di ko bëgg a morcelé pour jaay dañuy indi ay clients xam nañ li ñuy def duggeen bi baro boobu ak Sagna même chose parce que Taboulé Sylla ak le gosse là son fils mënatuñ dugg site bi convenablement régulièrement ñooñu ñooy doon seen pion ñoom ñooy dugg repérer buñ repérer jaay ëlbatiku dem ñala def ay papier donc ñu ngi ñaan le juge bi nga xamante ni moom moo yor dossier bi actuellement mu jël vraiment ay responsabilités mettre ces gens là hors d'état de nuire parce que plus que ñu ngi leen di bàyyi plus que ñuy gën a indi ay problème ci site bi donc loolu dañ leen ci ñaan ngeen taxaw ci nu mu gën a gaawee. ñun nag ay góor a ngi fi mais ay jigéen a ngi fi jigéen ñoo xam ne dañoo takk seen sër ak seen lépp di liggéey pour am foo xam ne fa la ñuy dugal seen i njaboot man mii am naa fii terrain bi ma bëggee tabax problème bu ne am naa ko fi lu ne daj naa ko fi un certain Omar Ka moo ñëw mu ne état bi fi mu nekk nii moom moo jaay terrain wam groupe Nabi man sama bopp sama terrain la ndax sama tool la woon saa yu ñu bëggee tabax ñu jël suñuy muul ak suñuy bagage yëpp gàddu yóbbu sama borom kër mujj bi fii lay fanaan fii lay yendu guddi ak bëccëg lekkatuñu naanatuñu ñu bëgg nag état bi itam jàppale ci loolu situation bi moom bi fi nekk nii mu xool naka la ñu koy régler muy ñi nga xam ne mooy ñi am na ñoo xam ne fi mu nekk nii amuñu fi ay terrain léegi groupe Nabi jël terrain yooyu di ko jaayaat ñooñu noonu tegu ko fenn du yoon du dëgg du yoon ñun nag instant bii fi mu nekk nii location sonal nañu ñoo ngi loué lekkatuñu naanatuñu bëgg a ñëw dëkk si suñu biir kër yi mënuñ ci dara loolu tam metti na trop bëgg a jot aussi suñ titre foncier ndax te des fois fi mu nekk nii yaa ngi bëgg a yeggale si kër sax mënoo koo yeggale ndax des fois nga bëgg a dem def sa prêt mais amoo kayit bu valable boo xam ne moom nga fa war a yóbbu loolu du yoon léegi da fi mu ne nii groupe Nabi lañ bëgg état bi jàppale ñu moom mu xool naka lay def ak banque bii nga xam ne moom moo indi tappale ba njuuj njaacam bëgg a nangu suñu terrain yi ci zéro loolu tam duñ ko nangu moo tax ñu ñëw fii ci Walfadjri pour ñu mën ñoo jàppale ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy waxal ñi nga xam ne amuñu baat loolu moom moo ñu fi indi fii tey. man ci diaspora bi laa nekk dëkk bu tudd France léegi boo gisee ñu taxaw fii tey dañu am problème dañuy jënd fii ay kër ñu jënd kër ba pare fekk dañ ko hypothéquer ci banque yi ñun nag France la ñu nekk foofu la ñu liggéey chaque instant dañu ñaan permission fi ñu liggéey pour ñu mun a ñëw fii lijjante suñu problème loolu nag mënuñu dëkk ci yooyu chaque instant ñu jógee dagg suñu billet avion ñu ñëw ba fii ci Sénégal ñu am fii pour ñu ñëw pour bëgg a régler dara du régler ñun demaat France ngay liggéey 1 mois 2 mois ñu ne fi nga dëkk fi nga jënd kër am na problème nga bàyyi sa liggéey nga ñëw fii ba yàggee foofu day yàqu fii day yàqu ñun nag mënuñu dëkk ci yooyu dañu ñaan état bi ñu jàppale ñu bu baax fi ñu nekk foofu lekkuñu naanuñu tedduñu dañu nekk foofu di liggéey pour jàppale suñu waajur jàppale suñu njaboot duñu nekk nag ñu jëndi terrain ba pare nga ñëw ba tabax sa kër ñu ñëw daaneel ko noonu dañu bëgg a état bi jàppale ñu bu baax a baax a baax bandiraɓe haalpulereɓe onon fof onon calminama on juurama hande min goni ɗo koye Walfadjri wuuro wiyetengo groupe Nabi ɗon min coonno galleji amen kaalisaji amen labde ceer hamin gari hamin maaha laamu ndekete somin gari hamin maaha ɗo hol ƴettuɓe kayitaji ɗi ene nawi ɗum banque ene mbaɗi ɗum garantie pour ƴettude toon kaalis ene mbaɗa hen haajuji mumen eyyi minen noon hamin kalana kala bandiraɗo nanɗo oɗo message yo andu groupe Nabi ne waɗi probléme sa wi neɗɗo wi ne yeyma ga galle andu hol probléme gonɗo ga hen kala mbiɗo ne yeyma galle groupe Nabi andu hol probléme gonɗo ga képp ku bugg a jëndi fi kër na am renseignement mo xam lu muy jënd lan la parce que da ngay ñëw fii jël sa xaalis dugal sa xaalis nga foog ni yaa ci nekk fekk am nga beneen problème kër gi moomoo ko auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu bu baax Seydina Omar ak ñi nga àndal ci émission bu am solo bi di nuyu waa collectif yëpp ñi fi daje wax ji moom dafa mënta ñàkk rek waaye yaakaaroon naa ne liñ fi wax moom doy na sëkk ci lii nii état jël ci ay matukaayam parce que réew buñ ne amul sécurité ñu ci bari ci wàllum këf ak xeex ak tooc ci la ñuy kii mais manque de sécurité bi mooy stabilité bi nga xam ne nit ñi dañ ko war a mën a am
réew bu demee ba yu ci bari mënoo jënd kër légalement mënoo jënd oto légalement mais léegi damay laaj sénégalais bi day génn fii dem Gambie buuxante fa wala dem beneen dëkk kon donc lii man personnellement man à ma grande surprise dama ñëw tey pour assister émission bi ma ñëwee ki nga xam ne moom laa dénk sama chantier ne ma am na ñu ko fa fekk nee nañ waa COSEPI lañ xawma ñoom it groupe Nabi moo leen jàpp man ay ree sax damaa jàpp quoi kon donc doo comprendre beneen bi li ma ci gën a jaaxal mooy ñi fi daje ñëpp coopérative yëpp am fi ay terrain mais loolu Sénégal RTS fu mu nekk Cofisac nekk fi Gaynde 2000 ISNEL CNTS FIMOA présidence nekk fi ANSD les femmes des impôts et domaines seen amicales yi diaspora bi particulier yi ñoo ñëpp bu ñu fi nekkee kon donc yaakaar naa lii moom bu leeratul leneen lu ko gën a mën a leer amu fi kon ñu ngi leen di woo affaire bi responsabilité partagée la di alerter aussi autorités yi nga xamante ne ñoom la Macky Sall sédd cër ñu ne ci dëkk bi pour ñu war ko jàppale ci réew mi ñu ànd ko liggéey dafa am yoo xam ne kenn waru ko seetaan sax ba muy déborder li ci des nag mooy jàmm da daan am njëg l'islam fi mu toll tey dafa am ñu jaayante pour l'islam mën a am jàmm réew mi fii mu toll tey dafa am ñu jaayante seen bakken ngir loolu mën a am ñun nag ñu ngi leen di xaar ci loolu quoi ci ni mu aajowoo voilà kon ñu ngi leen di alerter ñu teel a jël seeni matukaay parce que am na loo xam ne mënul jàll mënul dem jéemuñu fay banque lijjanti wuñu ak banque sooy tayle déjà di jël ay hypothèque ay valeur u milliards et des milliards avant benn réalisation di fi am ci 270 millions foofu la juba di commencé on sait comment ça se passe banque bi nañ def très attention ñi fay dugal seen alal ak di ko fa dénkaane ak di fa am yenn nañ ko xool bu baax comprendre nga parce que structure bu toll ni banque bu ñëwee di dugg ci loo xam ne déjà dafa lëj loolu réew mi kon kenn xamatul fu mu jëm xel yi dalatul donc lépp lu ñu bëgg rek lépp lu mu aaje woo parce que nag kër ku koy jënd jëndaloo ko sa bopp sa njaboot nga koy jëndal suuf durée de vie bi dafa yàgg bu jaree nag ñu jaay leen suñuy bakkan pour suñuy njaboot am jàmm aussi dinañ ko def voilà parce que dañu jaar ci norme yi ñu war a jaar pour jënd ko ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo ñu fi jiitu si fexe ku mel ni imaam ak ñi fi nekkal maître vraiment yéen ñi ngi leen di sant bu baax a baax ak ñi fi nekk en chantier te ñëwaguñu lii sama waa ji wax mbokk mi doy na sëkk nekk bitim réew sa xel mënul dal mënoo concentré wu ci li ngay liggéey 1 mois de vacances yi ngay am war a ñëw passé kook sa njaboot boo ñëwee nekk ci ay litige yoo xamante ne xamoo luy sabab bi yooyu sëñ bi dafa rafet ñoo ngi ñaan autorité yi daal nañ ci teel a jël seeni matukaay quoi voilà parce que lépp lu mu aajowoo rek duñ ci dellu ginnaaw pare nañ pour dem ci di remercier bu baax a baax suñu avocat di ko maître Demba Ciré Bathily di ko gën a soññ di ko gën a ñaax di renouveler suñu confiance ci moom di woo nag lancer appel ci képp koo xamante ne ak collectif boo xamante ne am nga fii ngeen teel a ñëw ñu li ñu war a def ñu def ko incha allah rabbi. ñun fii suñu coopérative dafa commencé woon di travailler ba plan Jaxaay bi ko kii déclenché maître Abdoulaye Wade et suñ coopérative bi ñuy inauguré les maisons témoins ci Namora ñun ñoo ñëwoon je crois que c'était un 14 février 2007 si je ne me trompe pas depuis ñun ñu acquérir fi suñuy parcelle chaque jour ñuy am nouvelle bu bees qui va de mal en pire ak ay rebondissement yu extraordinaire ñii am na luñ fi wax ku dugg ci gox bii macha allah gis kër yi fi nekk ak la proximité avec la mer xam ni c'est une zone boo xam ne nii day indi ay convoitises am ñoo xam ni on les appelle des spéculateurs fonciers des prédateurs fonciers foo xam ni zone bu xaw a neex lay bañ ñu ne fii de baadoo la kon waru fay dëkk te ñun nous sommes des travailleurs serré suñu ceinture jigéen ñi takk seen lafisër li ñu am ñu koy dajale pour mën a acquérir fii ñii tabax jusqu'à présent am na ñoo xam ne sax jënd nañ mais gisaguñu 1 mètre carré de leur parcelle au moment où je vous parle am na fi ñoo xam ne gisaguñu 1 mètre carré de leur parcelle am na ñeneen ñoo xam ni fi ñu leen jox ñeneen ñoo ñëw
soi-disant seeni tooli maam lañ te am na ay papiers yuy attesté ne ñii dédommagé nañ leen ñuy wër di jaayaat 127 millions sama expérience bopp doy na ci preuve et là j'interpelle la DSCOS man dama am terrain légalement ma jënd ko légalement sama xaalis jaar ci coopérative jaareel ko BHS mu dem ci groupe Nabi kon xam nga am na traçabilité et ce qui est valable pour notre coopérative est aussi valable pour toutes les autres coopératives kon ñun xaalis bu fi dugg fii am na traçabilité sama terrain ma xëy fekk ko koy fondation ma oo DSCOS porter plainte contre X am na ñu sax ñu ma naan ma demal toj fondation bi ma ne ko non moi je suis légaliste dëkk bi am na yoon citoyen la ma porter plainte contre X waa DSCOS ñëw fi def fi arrêt DSCOS waa ji arrêté 5 mois après mu continuer waat ma dem DSCOS waxaat leen loolu ñu ñëw fi gis fi maçon yi mais jusqu'à présent au moins solution ba léegi ñu defaat arrêt DSCOS boo leen xoolee ci image di ngeen gis foo xam ne fondation dañuy def arrêt DSCOS ngeen gisaat ci buy élevé ñu def arrêt DSCOS ba buy dalee ñu def arrêt DSCOS à chaque fois bu ñu defee arrêt DSCOS waa day toog 3 mois 4 mois ñëw yëkkatiwaat ñu ñëwaat arrêt DSCOS mu demaat toogaat 3 mois 4 mois ñëw dale te ñooñu ñëpp illégalement lañ acquérir seeni terrain sans s'inquiéter ñun ñi nga xam nag dañ ko jënd légalement ba léegi amuñu fi droit loolu doy na waar ñuy wax ñu ne dañu hypothéquer waat site ba c'est extraordinaire yow loo jaay ay jàmbur amatoo fa dara fii groupe Nabi amatu fi dara alal jàmbur la hypothéquer te xéewul Nabi ñun daal ñu interpellons le président de la République parce que ci document yi signature moo ci nekk et on a confiance en lui c'est le père de la nation monsieur le président ñu ngi lay interpeller ñun say askan lañ bokk nous sommes d'honnêtes citoyens yu jënd suñuy terrain légalement ñu ngi lay ñaan suñu problème bii nga jug ci ginnaaw yàlla yow lañ ci yaakaar. liggéey leen te bàyyi coow li bàyyi xiiroo te bàyyi ngaayoo askan wi loolu la ñuy xaar ci yéen. kon mu bokk loolu di ay kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci askan wi émission bi nañ ko bëggoon rek loolu lañ koy tëjee dellu soit ci plateau bi jox kàddu gi Issa Dione man bu ma ci biir déclaration wala ci biir kàddu yi dama ci gis ne dafa am ay collectif yu bari yoo xam ne ñoo fi daje maanaam ay coopérative yoo xam ne yu bari ñoo fi daje te ndax mën nañoo xam est-ce que am na benn genre symbiose maanaam est-ce que fexe ngeen boole coopérative yëpp ñu boole doon benn su ko defee ngeen mën a xàccandoo dóor ndax parce que wala day ne doole booloo mooy doole. waaw jërëjëf Seydina Ousmane Seydina Omar question boobu question bu ñu soxal la parce que collectif bi bañ koy créer en 2019 on avait eu à se rapprocher si coopérative yëpp yu fi nekk donc coopérative yu fi ne yëpp SNEL ñëw na bokk ci collectif bi muy SNEL les enseignants boo xoolee aussi Gaynde 2000 ñëw na ci coopérative bi waa gouvernance tout récemment ñëw na ci collectif bi waa gouvernance tout récemment ñëw nañu boo xoolee aussi waa ANSD aussi notre dernière rencontre ñu bari dañ ne woon ñoom seen président coopérative waxuñu leen woon dara parce que ñoom yëguñu ko woon mais ñu bari si membre coopérative yooyu ñu ngi ñëw si collectif bi donc loolu di wane ni wax dëgg fa yàlla muy médiatisation bi ak pratiquement di siiwal problème bi nii daf ci am solo parce que ñu bari am nañu mais dañ doon toog di xaar seen coopérative te xamuñu seen coopérative si yan démarche la nekk. wala toog waaw fu mu toll nii daanaka mu nekk nañ wax ne léegi yan interpellation ngay def jëmale ko ci état bi jëmale ko aussi ci nit ñi nga xam ne daanaka ñoom ñoo fi ñëw di jënd si parce que liñ leen di gëmloo peut-être ak li am c'est diamétralement opposé alors que yéen a ngi ci site bi ñàkkul na aussi am na benn interpellation boo xam war ngeen ko interpeller président de la République interpeller aussi population boobu nga xam ne nii ñoom ñoo ñëw fi jënd si ay kër comme ni ko sama waay waxee sànq. effectivement c'est normal defe naa ne interpellation yooyu dafay doon interpellation yu bari yoo xam ne ni dañ koy pratiquement mën nañ ko def si pàcc parce que bu ñu nee les autorités defe naa ni président de la République ëmb na ñëpp autorités yi nag yàlla def na ni médiateur de la République jooytu nañ ko si ni problème yàlla def na ni aussi le porte-parole du gouvernement muy Seydou Gueye demoon nañ fa jooytu ko si ni problème yàlla def ni aussi waa gouvernance ñi nga xam ne ni
aussi tamit ñu ngi liggéey en symbiose c'est-à-dire ñu ngi waxtaan ci lu ñu lépp lu ñu def jooytu nañu problème bi le conseil économique et social muy monsieur Idrissa Seck donc yàlla def ni aussi la magistrature suprême maanaam muy présidence de la république ba nga xam ne ni moom moo jiite lépp dugal nañ fa seeni lettre pour jooytu seeni problème parce que di fàttali nag Seydina Omar ni lii defe naa ni umpul président de la république parce que président dafa bokk ci fànn yu bari boo xoolee décret bee ngi nii ñu yor donc tey boo xoolee décret bi Seydina décret bee ngi nii 2007 565 boo gisee le président de la république maître Abdoulaye Wade moom moo ko signé c'est contresigné par le premier ministre muy le président de la république actuelle muy monsieur Macky Sall donc nga dem ci beneen fànn aussi waaw nga dem ci beneen fànn ñu jox la lii muy arrêté muy autorisation de lotir donc loolu ñu ngi ko am le 23/6/2011 donc sous le numéro 006767 donc ñuy wane ni état bi kon xam nañu fii lu fi xew donc état bi fii warul fi mën a umpule dara xam na fi lu fi xew donc président de la république nag ñu ngi koy interpeller parce que lii ay kayit yuy firndeel na ni état bi xam na lu xew fii la waaye président de la république bi nga xam ne ni moom moo contresigné woon décret bi tey yàlla def ko mu jiite Sénégal aussi donc ñu ngi koy ñaanal aussi di ko ñaan aussi pour mu taxaw ci lii pour ñu régler ko une bonne fois pour toutes donc beneen interpellation bu may def. Sénégal dafa am ay promoteurs yoo xam sont des promoteurs véreux c'est-à-dire que du ñu liggéey dañuy topp ci bureau yi di taxawaalu ñu leen di jox ay signature ñuy fekk ay barab yoo xam ne ay nit dëkk nañ fu ñu bëgg ko akimo te loolu dafa bëri fii ci Sénégal je pense que état war na see mën a jël ay matukaay kon président Macky Sall ñu ngi lay interpeller par rapport ak problème bi am groupe Nabi problème la boo xam ne ni problème bu ndaw problème bu sérieux la kon ñu ngi sàkk si nga jël si ay matukaay su ko defee problème bi nga daal di koy saafara ci ni mu gën a gaawee kon ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen gën a motiver par rapport à ça mbir yi moom nii kese la fula fayda moom borom quoi taxaw leen xeex su ko defee li nga xam moom ngeen bëgg ngeen mën ko jot mënumaa jeexal nag te sant ma gërëm équipe bi nga xam moom la àndaloon Alaaji Salo Bey moo féetewoo ci wàllu caméra bi féetewoo ci wàllu réalisation bi montage Barak Mbaye ñu leen dig daje ba beneen yoon ci beneen émission jërë ngeen jëf. askan wi ñoo